kilifa laa ci dëkk bi dañ lay gaaw a wax ne la kilifa laa ci dëkk bi man di la menacer di la teg yoo xam ne parce que soi-disant ministre la wala député la wala leneen lu mën a doon wala chef d'entreprise la wala il a un bon salaire wala examen bi nga war a jàll moom mooy corriger wala lu mën a doon sunu société yëpp ci Sénégal foo ci dem fi mu ne nii daanaka loolu nga fay fekk daanaka loolu rek nga fay fekk te it am na xeetu ñàkk jom boo xam ne nit ku ne war nga ko essayer ci sa doom bi nga jural sa bopp wala sa ndey ji la jur pour xam ndax yow est-ce que buñ la ko defoon dina la neex. ku am doom bu am 13 ans est-ce que yaakaar nga ne yow sa bopp yow miy baayam soo ko tëddee woon wala sa mag tëddee ko wala sa rakk tëddee ko dina la neex? est-ce que loolu dina la neex? loolu du la neex. te Sénégal lu mel noonu rek moo fa dul jeex suba ngoon guddeeg bëccëg. nit ñi tamit beneen aspect mi ngi ci biir mooy sëriñ si ñuy dem ñu leen di ñaanal bu dee fukk juróom-ñeent yëpp wala boog juróom-ñett yi ay saay-saay lañu. tey jigéen ñaa ngi dem ci ay sëriñ di fa ñaanlu lañ fa jëlee duñ ko wax doomu aadama parce que nit ñi bul defe ne xeetu gëm yàlla ak yooyu yëpp a ngi ci ñoom léegi non taat la ñuy bañ a gis. taat ci boppam la ñuy bañ a gis. nit ñëw ci yow diis la aajoom jox la turam ak turu ndeyam nga ne ko ñëw fi suba ca ëllëg sa mu ñëw nga bind loo xam ne leer na la ne bu ko sangoo wala mu naan ko dana dellu si waat te danga ko tëddee. loolu daray àddina jaru ko te charlatan yaa ngi bëgg a toj réew mi. jigéen ñi nag duñu wax loolu parce que boo demee ci charlatan mu tëddee la am na ci ñoo xam ne leer na leen ni ñi leen takk waruñu leen woon takk mais dañ leen a liggéey takk leen parce que dañoo dem ci ay charlatan ñu def leen ko. loolu lu mi ngi fi. góor ban góor moo war a mën a am daraja ju toll ni dans ta petite vie nga takk aussi lu mat 40 wala 50 femmes ban góor la? te tey jii sëriñ si nii ñëpp sëriñ si bëri na ci ñoo xam ne dañuy takk ay jabar. man daraja ji ngay mën a sukkandiku ci wàllu yàlla ba takk benn jabar 1 semaine wala 15 jours wala 1 mois wala même sax le temps de coucher avec elle wàcc ko. man daraja jooju tam bëgg naa xam ban daraja la ci wàllu yàlla. nga takk ko tëdd ak moom 1 semaine dootu la gis dootu la tëg bët léeg-léeg mu jële ci ëmb sa yoon nekku ci. ba pare xale yooyu dootuñu mën a sëy parce que dañ naan maara bii moo ko yoroon. bàyyi leen loolu. jigéen ñi tamit ay amul sëriñ bii moo ma yoroon wala sëriñ bii moo ko yoroon bu ko kenn takk ak yooyu. takk leen ba dee parce que amul benn nitu yàlla boo xam ne wilaayaam buy faatu da koy def ci kanamu jabar ja wala bu faatoo la mu yoroon ca jabar ja lay dem. jigéen daal moom góor bi ko takk 1 semaine wàccu ko wax dëgg yàlla lu dul fowe ko naru ko woon. fowe ko kepp. sëriñ si nag am na ci sëriñ yuy wax carrément ne ab sëriñ de mënta doxaan waaye mën na takk. waaye takk boo xam ne leer na la ne ci kaw ay wor kepp nga ko teg mooy dinaa ko takk dinaa ko tëddee 1 semaine 1 mois 1 semaine. j'ai vu des mariages qui ont duré 1 semaine le temps de coucher avec la fille 2-3 fois. il faut arrêter. Sénégal ñi ko war a defar ñoo koy yàq yaxeet te muy kilifa yi ci wàllu aada muy autorité yi ce qu'on appelle les autorités les ministres les députés les directeurs de service ñooñu carapace bi rek mooy autorité carapace bi mais au fond bari na ci s'ils sont 10 les 8 sont des pervers. Cissé Lo taxaw na fii benn jour wax ko nit ñi di Cissé Lo wax na ko fii benn jour il a même cité un nom koo xam ne day proposer ay jabaru jàmbur di tëdd ak ñoom ci bureau parce que souvent dañuy am ay soxla di leen ko wax ak yooyu. mais billet Makka noo ko mën a proposer jigéen pour maanaam ne ko ñëwal ma laal la may la billet Makka loolu noo ko mën a proposer jigéen.
nit ñi dañoo jàpp jigéen ñi comme ay objet yoo xam ne yu amul benn valeur di ko dëkkee ak ñoom suba ak ngoon guddeeg bëccëg bu ñu wéetee di yekk jigéen ñi lu bon loo xam ne daray àddina jaru ko. te góoru Sénégal yi góor ñi amuñu fulla. mooy yow da ngay séq dara ak jigéen suba yow ci sa jëmmi bopp ngay wër di ko wax say xarit di yàq deru ndaw si lu ne nga di ci dugg billaahi wal kitaabi. nit ci boppam man ngaa xam sax ne yow yaa ngi tooñ yàlla, mais loolu noonu soo ko defee ba pare sa diggante la ak yàlla xëy na ak kën ko séqaloon nga tëj sa gémmiñ ñi ciy faju yoom duñu wax ne damaa yoom, wala ñi ciy faju impuissance sexuelle duñu wax ne dama am impuissance sexuelle. seen jabar yaa ngi xam ne yéen ci seen bopp bari na ci ñoo xam ne tey jii mënalatuñ leen dara, mais ñi ngi nekk kiit noppi suturaal leen téye seen làmmiñ, mais yéen ngeen di wër di wax lu ne ngeen dugg ci. dafa am loo xam ne dara ci wàllu àddina jaru ko. te góoru Sénégal yii nii ma gis man amuñu benn respect ci jigéen. et au-delà de ça nag léegi naka la nit ki di amee respect ci benn doomu aadama? maa ngi leen koy laaj. Sénégal ngay gis tey xale réer fa réer ba xëy kenn du ci waxati parce que ça ne dérange personne. Sénégal ngay gis ñu rey nit daggate ko def ko ci saaku, ki ko def taxaw ne maa ko def. xoolal boutiquier bu rey xale bu nëq ko ci paan ba mu dee parce que tout simplement nee na baayam man moo ma njabar. loolu lan moo ko jar ci àddina? tey jii xoolal par exemple dëkk bu mel ni Touba surtout Serigne Fallou réer fa nga xam ne xale bi ndeyam ak baayam yëpp génnuñu Sëñ Fallou mu réer pendant plus de 15 jours 20 jours maintenant on n'en parle pas. Touba nekkul en situation d'alarme, c'est-à-dire chacun va à ses occupations normalement comme si de rien n'était, comme si dara xewul. te xale bi Serigne Touba mooy maamam mu réer ci biir dëkk bi te dëkk bi yëpp yëguñu ne surtout Serigne Touba réer na. loolu lu ko gën a garaaw. ñu woo ministre bi ne man maa ngi Linguère, bu ma ñibbee dinaa woo samay autorité. kon loolu ban programme ministre bi la changé? dara. tey France wala benn dëkk ci àddina boo xam ne pays développé la, xale réer fa, rajo yi ak télé yi amatuñu benn programme budul xale bi réer na, diw moo ko mujjee gis, enquête bi fii la toll, lii moo xew ba keroog xale bi di feeñ. même bu dee day faatu sax dinañu xam ne xale bi faatu na. mais ñaata xale ñoo réer Sénégal tey? ñaata xale lañu jàpp Sénégal rendi comme xar? ñaata xale lañu jël daggate ko? parce que tout simplement mën na ñàkk a déranger nit ñi, puisque doomu aadama amul valeur Sénégal. nit moo amul valeur Sénégal. loolu lu doy waar la. nit amu fa benn valeur. dëkk boo xam ne boo fa juddoo yaroo fa màggee fa mën nañ la faa rendi te kenn du wax. xale yi réer yépp y en a plus d'une dizaine depuis le début de l'année ñu koy wax. est-ce que le ministre est sorti une fois spécialement pour des cas similaires wala pareil? Est-ce que le président de la République lui-même a tweeté, a même écrit sur Facebook pour wax ne yëg na ne am nay xale yu réer ci? est-ce que doomu Sénégal yëg na ne doom la ci am réew? lii ba kañ? léegi ñaata xale ñoo la ñu mën a xam ne sa doom mën na génn dem ci bitig ba ñu jàpp ko lekk ko te du, c'est-à-dire waa koñ bi sax duñ ko yëgal seen yaram. loolu c'est grave. les gens préparent leur màggal, leur gàmmu, leur festivité tranquillement. ñu ngi waajal Kazu Rajab di màggal Serigne Fallou, benn sëtëman ci àll bi lu mat weer kenn xamul fu mu ne. feeñul ci programme Kazu Rajab bi, yàqu ci dara, dérangé wul kenn. non, alors que koñ bi kenn ku nekk ku dëkk ci koñ boobu waroon nga jot sa convocation, on devait t'entendre. qui est le dernier à avoir vu ce gosse? kan la mujjee waxal, fan la mujjee lekkee, fan la mujj fanaan, kan moo ko mujj nàmpal? yii moo xewu Sénégal.
noonu lañ koy bàyyee. Ni la police ni la gendarmerie ne feront aucune recherche. Est-ce que yéen a ngi imaginer ce genre de situation? Ndey xale boobu tey jii deret képp la jooyagul, deret rek la jooyagul, baayam jooyagu ko. Est-ce qu'il y a eu une très forte délégation de la famille de Serigne Fallou qui s'est rendue au chevet du et qui s'est rendue au xalif ne ko Serigne bi diw dafa réer, surtout Serigne Touba la. Xale boobu mën naa xëy sax doon xalif général des Mourides, yàlla rek a xam. Donc considération boobu la ñu war a am ci moom, amuñu ko ci. Ak ñeneen ci ay xale yoo xam ne ci mim réew jigéen a leen jur, ak nit coono ay amee ci jur sa doom. Benn nit ñëw ne ko coppet dem ba ci mbedd ma mu tër ko fa, rendi ko, daggate ko, ñii ñu yóbbu seeni bopp, ñii ñu yóbbu seeni tànk, ñii ñu yóbbu seeni loxo. Enquête bi du arrière du avance, du am victime, du jàpp benn doomu aadama, et la vie continue normalement comme si de rien n'était. Voilà un pays boo xam ne tey jii li ñuy wax ay développement, ay démocratie, ay nangam, déedéet. Doomu aadama lañ war a jàng ban valeur la am. Est-ce que am na valeur? D'abord ñu xool ñun dans la société nu ñuy def ba jox doomu aadama xàqam, ba sénégalais bu juddu réew mi yépp kontaan parce que xam nañ ne il y a un apport nouveau dans le pays. Mooy xale bi mën na nekk président, mën na nekk député, mën na nekk ministre, mën na nekk góor yàlla, mën na nekk lu ne. Société bi kenn ku nekk jàpp ne xale bi maa ko jur, di ko toppatoo, di ko jox sa wàll, di ko jox sa xàq, ngir xale boobu mën a tekki dara. Tey gis nga dans les pays développés le racisme ne se sent pas au niveau des enfants. Xale bu fi ne tubaab yi dañu lay fóon comme ni ñuy fóone sa doom. dañuy foog yow xëy na bu ñu demee ba nekk mag am ay jikkoog yu demee noonu ci lay feeñ, mais njëlbeen gi nii du feeñ parce que li ñuy wax xale muumin la, alalu yàlla la. te loolu mooy li nga xam ne mooy li am ci sunu société bi tey jii. Xale amu fi valeur, jigéen amu fi valeur. Naka la société boobu di baaxee? Nan yan condition lañu may jigéen tey pour mu jur doom ju baax? Yan condition lañu may jigéen tey pour mu xam ne jigéen nii la war a sëyee, nii la war a ànde ak borom këram? Tey ana ndey yi daan yar seeni doom di leen xamal ne la boo demee sëyi da nga faa war a dee, bul xalaata dellu si mukk. Loolu bul yaakaarati ne fii sa place a ngi fi, déedéet. Demal nga ànd ak sa borom kër, nga muñ la mu am ak la mu amul, kenn bañ leen a dégg. Parce que ñun ñooy défaillant yi, sunu ay ndey bi leen seeni ndey ak seeni baay di jox sunuy wayjur ci sunuy nopp, amoon na ay xale lañu woon. Teel a dem kër sa borom kër di la yar, di la muñal, yor la kem lam am. Aujourd'hui on exige beaucoup trop de choses à un homme pour avoir une femme, mais góor ñi amuñu ko. Maye oto, maye 1,5 million, maye kër, maye chaîne en or, maye nangam. loolu amul woon. Lu nekk lañ daan joxe góor ñi soxna ñu dem ak seeni soxna góorgóorlu ji, fas jom ànd ak ñoom liggéey taxawal dara. tey jii loolu dafa jeex. Dañ lay laaj ba nga dee pour may la jabar. Suñ la ko mayee tuuti rek après xale bi am ak yow problème dellu kër ga, ñu ne ko kër la jële woon, kaay toog. Bu njëkk sa baay dala daan seen ngay ñëw mu wóor ko ne yow ëmb fay nga yor, mu nga xam du wax ak yow sax nii rek dalay fett su rek joxoñ la. Nga xam ne yow jigéen bu daan waaj a fay day xalaat man fan laa jëm, parce que du sama kër ndey ak sama kër baay moom, foofu c'est mort. Kon lu la mën di naqarit da nga daan toog ci kër gi di ko muñ ba xëy loolu neex la. Ki ne laam dégg nga say xare la, saa boo fi juree doom jam nañu la. Ñenn ñi di wax naa jigéen moom du seeti, day sëyi. Bu demee pour c'est mort, da nga fay toog ilaa yawmil abad. Ñu lay may wax la na muñal, kii ay yaxam lañ la laaj, nangam ak nangam. Tey loolu yëpp jeex na ci sunu société. Boo xoolee sunu valeurs yi ñu amoon daanaka jeex na tàkk fi mu ne nii, jeex na tàkk. Tey waxambaane bu bëgg jabar dangay bëgg a dee doo ko am.
te wayjur yooyu nga xam ne nanguwuñ laa may seen doom dañuy dem ba ci biir yëg ne yaag seen doom yéen a ngi séq lu nekk parce que xam nañ ne aussi nit ñi léegi yàqu nañu. internet bi àddina bi léegi lépp la wone àddina bi wane na lépp te nit ñi boo waxee ñu ne yii loolu saa yow non yow moom da ngaa sañ wax yow moom da ngaa ñaaw làmmiñ mais du sañ wax du ñaaw làmmiñ wax li nga war a wax la rek parce que ci société bi ci boppam lay xew loolu nag ñëpp dañ cee war a taxaw xam ne il est temps de parler à nos enfants à nos sœurs il est temps de leur parler de sexualité wax leen ñuy moytu wax leen ñu xam ñi ñu war a àndal ak ni ñuy jaxasoog ñoom tey ñaata jigéen ñoo dem ba am 18 ans xam ne ndekete dañ maa violé woon parce que biñ ko defee mu gis deret ak tiitaange ji mu ne su ma demee su ma ko waxee sama yaay daf may rey su ma ko waxee sama papa daf may rey alors que dañ ko violé ñemewu koo wax ñaata lañu tey ñoo xam ne seen jëkkër ya ñuy sëyal ñi ngi leen di xool di wax ne moo kii de biñ ma koy may yoru àndaalewu fi ndaw pourtant boo ko laajoon sax circonstances yi mu ko ñàkkee ndeke dañu ko violé ndeke dañu ko toroxal rek loolu rek mooy li ci nekk donc amul benn jugement de valeur boo xam ne yaa ngi koy def ci nit te xamuloo ko xam son cas waxtaan ak sa soxna xam fi mu jaar xam li ko dal waxtaan ak sa sœur waxtaan ak sa doom am na loo xam ne daal def ko sujet tabou wàcc ko noonu kenn du ci wax bu musiba amee ñu ne dogalu bi yàlla la yàlla moom au Sénégal c'est celui qui est yàlla c'est le bourreau en fait au Sénégal c'est-à-dire bu sénégalais demee ba amul menn pexe ci mbir danaan loolu day yàlla def na ca la gën xam nga ku dee par exemple dañ naan yàlla def na ci li gën parce que yàlla moom mooy assassin bi mooy reye góor tooñ jigéen ñu ne dogalu yàlla la loolu doy na waar donc yàlla moom dafa mel ni du def lu baax wala organiser wul société bi alors que loolu lépp waajal na ko te lu ñuy war di waxtaane la boo ko fu waxee gis nga les publications que j'ai fait depuis ce matin les gens m'accusent de tout d'être pervers d'être un soulard da nga tux yàmbaa tey nangam ak nangam oui yow patron nga jigéen ñëw déposer CV wan la ginnaaw di dem nga convoqué waat ko entretien pour lan tëddee ko bu d'accord nga tëddee ko mu dugg ci entreprise bi jigéen arrêté la stop nga yéegal ko balaa nga koo wàccee oto bi tàmbali nga koo def ay avance di ko tàpp su bañee nga droité saaga ko ndey góor ñi sax léegi da ngay gis koo xam ne danaan jigéen doon tekki nangam taan ndeyam waaw sax lii ngay bañ sa moroom yi rek ñoo ko nangu mais dee leen bañ parce que gis nga suñu borom amul lenn lu muy jox doomu aadama ci kaw toroxteem et puis les gens utilisent et abusent de la pauvreté des gens ou de leurs conditions de vie pour mën leen a toroxal mais gis nga pour man la nga dundee ba am 18 ans 19 20 ans benn waay bëgg ko dindi ci sa kaw deretu njànq wala benn waay bëgg ko dindi ci simmi la toroxal la loolu daal war nga koo mën a bañ parce que sa wërsëg du dikkee noonu loolu yàlla dogalu ko moo taxit barke Serigne Saliou Mbacke gis nga góor ñi da ngay gis koo xam dañuy yéeg ba ca kaw ñëpp di ko séen mu xëy daanu wallaahi aqu jigéen bari na ci sénégalais yi tey jii ñoo xam ne ñaari fan ñett yu ne ñu tëddee jigéen bu bees parce que ñu ngeeg xaalis ñu ngeeg lu ne waaye barke sëñ Touba Mbacke billaahi wallahi taala bu ngeen laajoon mag ñi ñenn ci ñi fi xamoon Sénégal ñu yor alal ju dul jeex di ko def jigéen ñi laata ñoo dee yuuxu nañ de Sénégal amoon na génn góor goo xam ne da daan wax nangam taanu ma tey diriyanke yi di dajaloo di dem këram mu naa tey de moom nangam taanu ma tey de waaw wala mu ne secrétaire am diw joxal ma ko 2 junni mu dem parce que nangam taanam neexul ak keneen bu ngeen demoon tey laaj paa yi doon dem dibiteri baay mbaarik ci ay jamono yenn ci paa yooyu tey yan xeeti feebara leen dal laata ñoo dee
et puis faites attention à certains hommes, ils ont beaucoup de maladies ñenn ñi dañoo yor sida. xam nga le sida on en parle plus maintenant, mi ngi fi di rey nit ñi. ñenn ñi dañoo sida, ñenn ñi lu ne leen dal. mën nañ la may 1 million pour wàll la feebar, mën nañ la may 500 000 pour wàll la feebar. lànk leen, téye leen seen bopp te wattandiku góor ñi ci yor alal lañu def ba am alal. ñenn ci ñoom toroxtaange ak dee dem safara rek moo leen di xaar te xam nañu ko. xam nañ ne bu ñuy dee di dem safara ku ñu yóbbaale rek la ñu bëgg. looloo tax ñu lay may 1 million, may la 2 millions pour tëdde la, parce que ñoom torox nañ ba pare. am nañu sida, am nañu syphilis, am nañu gonocoque, ils ont n'importe quelle maladie sexuellement transmissible. amatuñu jom, amatuñu ngor, ils sont dans l'alcool parce qu'ils ont sacrifié toutes les valeurs qu'ils ont. ñooñu ñu jara moytu lañ. gis ngeen yàlla daal bu la dee teral du la teg gàcce ba noppi teral la. teg la gàcce ba noppi nag ne la léegi kaay tedd ndax ci kaw gàcce gi laa la koy tegee. déedéet, loolu de sunu borom du ko def mukk. yàlla kay bu la dee teral da lay teg ci yoon. xëy na nag dina la teg ak nattu ngay muñ di yéeg di wàcc ba keroog ngay jot sa cër nga xam ne lii kat sunu borom moo ma ko defal. ngeen nangu muñ. jigéen ñi fii xale yi ku ci màgg teral sa ndey ja ne ko la ma daj ci sa kër baay. lan nga daj ci sa kër baay? lan nga fa daj? coono yooyu nga fa daj ak lu mettit yooyu nga fa doon dund. xamal ne boo ko nangul la dunduloo sa doom, boo ko nangul la dajloo sa doom du sëy. ndax sëy benn neexu ci, jaamu yàlla dong la, ci ku góor ki ak ci ku jigéen ki. léeg-léeg ndaw si mel ni day xëy rek di wut sa naqar. waaw loolu nag ngay def di muñ. léeg-léeg ngeen jàppante, léeg-léeg nga dóor, léeg-léeg nga saaga, mu muñ rek. léeg-léeg mu togg añ nga wéq, mu muñ rek. lu ne mu dugg ca di dab sa bànneex. yow it boo demee ba ci biir nga yëg ne yow mii kat dof nga, ndax ni ngay comporté woo ak sa soxna nag ëpp na. ngay def ndànk ba mujj gi nga lewet nim xar. su ko defee yàlla defal leen tawféex ngeen am njaboot. bu ngeen demee ba ci biir léeg-léeg ngeen xool doom yi xam ne doom ji ci situation bañ ko juree metti woon na, waaye nag sunu borom def na tawféex ba léegi nag diw mii ak diw mii day xam naa ne moom seen mbir dina baax. ndax nag fekk na seen ndey it xam dara. ndax sëy moom mooy loo xam dañ koy improviser. dëgg la sa ndey sa baay dinañu la jàngal dara ca dëkk ba wala ca kër ga, waaye nag boo xesee ba dem kër léeg-léeg nga yëg ne dañ la doon jàngal modèle boo xam ne sa jëkkër melul noonu, nii la mel, ndax kenn ku nekk ak na ko yàlla bindee. waaye nag na ñëpp àndandoo di muñ te ñu xam ne sunu société bii ñun ñoo ko mën a bokk defar, ñun ñoo ko mën a bokk yàq. góor ñi nañu yërëm jigéen ñi, nañ leen yërëm te bàyyi li ñuy def jigéen ñi di abuser des femmes, di leen violer. Il y a des gens qui violent des femmes même dans les événements religieux. da ngay dem di nuyu sax ab sëriñ mu ne la jàllal ci néeg bee xaar ma fa, def la dara doo ko ñemee wax ci àddina. léeg-léeg c'est des gens de l'armée. fépp la, fépp. jigéen xuloo na ak jëkkëram ne ko sa garaat yi sama nangam taan bee la ko jox parce que ce supérieur nangam ak nangam ak nangam. c'est partout, c'est douloureux, c'est invivable. et l'hypocrisie de la société mooy lii yëpp ñu ngi koy gis di ko dégg suba ngoon gu dégg bëccëg kenn du ci wax, parce que tout simplement slip sax boo ko waxee ñu ne la tu es vulgaire. man dama koy dégg pour des choses yoo xam ne c'est pas tabou, c'est des choses dont on doit parler pour essayer de voir s'il y a des solutions. Et puis les filles, parlez. Il faut qu'une fille ose dire tellement violée. Nay ministre, nay député, na la ray. Mais toute société a besoin de sacrifices pour se construire. Billahi kenn rek bu waxee ñëpp dinañ wax. barki démb cu Jóob fii la taxaw ne DJ Eduardo ba ma amee 15 ans ba léegi mi ngi may jéem a sàkku. Elle a reçu des témoignages yoo xam ne à vomir. te c'est kooku c'est un DJ de merde, c'est rien du tout. mais des gens très puissants qui te disent que man moom boo ŋaaŋee dama lay lekk
wala considère-toi comme une femme morte ñoo nekk ci dëkk bii chaque jour ñu yéeg jigéen bu bees ci kaw seen autorité boobu ñu yoroon. waaye gis nga abus d'autorité yooyu ak abus de pouvoir yooyu billahi allez on aurait pu revisiter quand même la société sénégalaise ñi njëkk a gouverner Sénégal bari na ci ñoo xam ne déggoo seeni doom déggoo seeni sët parce que la plupart ont eu des enfants yoo xam ne mënuñu la expliquer nuñ def ba jur leen ñii ay mongol lañu ñii seen cër yi daa manqué ñii ay rabu àll lañu kenn am na ci ñoo xam ne ñi nga yor doom tëj ci kër ga parce que kenn xamul lu mu nuru da ngeen defe ne deretu nit ñi ngeen di manque di ko naan jigéen ñi ngeen di tiim di leen tëddee seen xol di tàng ñenn ñi ngeen di racket di jël seen xaalis seen xol di tàng mën na ànd ak barke mën na ànd ak gudd fan ak mujj gu rafet. Mon vieux, vous rêvez, vous allez tous demander qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu. Un jour viendra, vous allez tous aller demander au bon Dieu qu'est-ce que vous lui avez fait. ñaata nit ñoo am ay doom Sénégal nit ki dem ba nekk mag ñëw dem sa yaay ne la diw mooy sa papa te ba léegi mi ngi am ci réew mi mu nekk ay autorité yoo xam ne ci seen doole lañu sukkandiku woon tëddee jigéen mu ëmb ñu koy nëbb di ko jox xaalis di ko neng-nengal ngir kenn bañ koo yëg. lii rek moo yàq société sénégalaise bi te yàqute bii kanam la jëm. sénégalais bu la yilifee tuuti rek wan la ko jaay la doole toroxal la noot la waaye nguur gi nga yor ak autorité bi nga yor ak li nga yor te ci ay loxo li Serigne Abdoul Ahad noonu àddina maanaam lépp lum la jox rek ci xaritam la ko jëlee fekk na rey na xaritam boobu ba noppi door la koo jox ca ngor ga te booba mooy xalif général des mourides mu ne waaye lii ma yor day képp koo xam ne mën na ma fiy wuutu du faatu ba keroog ma fiy jóge. loolu mooy ngor mooy nga yëg ne lii nga yor ci ay loxo la nekkoon dina jóge ci say loxo dem ci yeneen loxo te loxo yii mu nekk rafetal ko képp moo war ba keroog muy jóge ci say loxo dem ci yeneen loxo. Je ne couperai pas la poire en deux. Je ne couperai pas la poire en deux. Je n'ai rien à reprocher aux femmes. yéena leen di yàq ba pare dama ne ca njëlbeen nga laa ko wax jigéen jëlul bant def ko ci kanamam virginitéem dañ xale yi yëpp elles sont nées vierges jigéen bu fi xam góor a la nax tëddi la première fois. Il y a jamais eu à ma connaissance un cas une jeune fille boo xam ne daa dem ci xale bu góor ne ko dama bëgg nga jël sama virginité wala nga tëdde ma. Pourquoi je couperai la poire en deux? C'est pas vrai, je ne la couperai pas en deux. Prenez tout. Il faudrait que les hommes soient assez responsables, assez courageux, qu'ils assument. Il faut arrêter de vous comparer aux femmes. Ça, c'est le propre des omelettes. Góor lay doon. Góor ñi ñooy nax jigéen ñi di leen laal. Première fois bi jigéen a koy def. Première fois bi góor ay nax jigéen def ko. mu ñibbeeg silipam ak deretam nëbb ko ndeyam ak baayam parce que buñ ko yëgee rey ko. C'est comme ça que ça se passe la première fois. Après ce qui se passe après ba kooku dem nekk caga fépp foo nekk ci àddina saa bu defee bàkkaar ñu indil la am na ñoo xam du ëllëgee dañuy dem safara naan mais qu'est-ce que j'ai foutu pour ñëw fii. fekk yow gis nga njànq sa nga njëkkoon a tëddee moo mujj doon une prostituée te yow yaa ko tàmbali te fuñ ko laalatee sa wàll ñëw yow yaa jël responsabilité dem dévierger ko parce que góor ñi ñooy nax jigéen ñi Assane xam naa li ma la wax bu baax yow tu as plus de 45 ans benn jigéen musul yow ñëw ci yow ne la dama bëgg nga dévierger ma fii xale bu fi xam góor ci néegu sëy c'est parce que dañ koo sàmm ba mu àgg fa. ñeneen ñi ñëpp dañ leen a nax ñenn ñi booy yi xoolal seen nijaay yi c'est grand bi ci koñ bi imbécile yi rek ñoo koy def ñooy dem di nax ay xale yu jigéen di leen ko def après ñuy expliquer di wax leneen c'est pas vrai.
ay couper la poire en deux. Je ne couperai pas la poire, je vais la donner aux hommes, ils n'ont qu'à l'avaler ou se la foutre où ils veulent. ñoo yàq société bi. jigéen ñaa ngi nii am na jigéen ñoo xam ne ñoom ay place yu kawe ay autorité lañ ci dëkk bi. est-ce que dégg nga ñu ne la autorité sàngam bu ma fa dem déposer CB daf may tëddee pour jël ma place am. amul, jigéen ñi defuñu loolu, góor ñi ñoo koy def. góor ñi ñoo nekk ci seen bureau yi jël bureau yi def ko ay chambre à coucher. buñ ñibbee seen kër après imbécile yi niñ ragalee seen jabar yi ay xari yar lañ, bu nemee seen kër duñu waxtaan, duñu ay gaynde daal ci mbedd mi. mais buñ demee seen kër xoolal miik la ñuy def di toj dëkk bi, sa jabar du ci xam dara. yooyu mooy li fi ne. ban couper poire duma couper tous, lii nii la demee. na góor ñi may jigéen ñi jàmm, ku ne nga takk ñi nga mën a takk, ñi ci des nga bàyyi leen. mais xam nga waaye yor sa monir rek yow koo takk, xam nga bu ngeen defee 3 mois 4 aca boum nga baggee ko dem jël keneen sous prétexte que yow maaraa nga, léegi ndaw si kenn du ko mën a tëdd. bu xale yu jigéen yi bu leen dof, bu ngeen sëyee akub sëriñ mu wàcc leen, dem leen ngeen sëyi ak keneen. du dara du ci dikk. ay sëñ bi di la woo naan la bu la beneen góor takk, day fen. parce que bu doon góor dëgg da lay téye. keneen ak keneen moo ci yem. lii mooy li ci ne. jigéen daal boo ko takkee dans l'intention de coucher avec elle rek sànni ko, doo nit, doo dara. loolu mooy li fi ne. prostitution ak leneen lu fi ne lépp góor a ko tàmbali. góor ñi ñoom ñooy créer ay prostituées. bu ngeen laalul kenn ci yenn conditions yi du dem di nekk prostituée. faut arrêter, faut être sérieux. des fois sax ñooy wàcc jigéen wàcc bu naqari boo xam ne kooku dootul bëgg dara ci àddinaam. voilà lii nag ñëpp a ci war a wax. ñëpp a ci war a, jigéen ñi ci boppam ñoo war a wax rek dee. voilà ñoo war a wax rek dee. góor ñi sonal nañ nit ñi, yor seen làmmiñ yu rëy, boo waxee ñu menacé la ne la bon man autorité laa ci dëkk bi, dama lay rey, dama lay tëjlu, je vais te détruire. ñaata jigéen lañ ko fi wax, ñaata jigéen lañ ko fi wax. def leen loo xam ne kenn du ko yëg ci àddinaam te loolu